asalaamaaleykum mbokki internet yi comme niñ leen koy defalee saa su ne rek tey ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission ganu lak bi seen émission ganu lak bi nag xam ngeen ni saa su ne dinañu dem seeti leader yi nga xamante ni ñi ngi ci commune bi ak acteur de développement yi ngir saafunte ak ñoom waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci développement tey nag ñi ngi fii ci Tivaouane Peulh ànd ak koo xamante ni duñu leen ko présenté dañu leen di bàyyi moom mu nuyu présenté boppam ndax dafa yor lu am solo ci commune bi te baax na askan bi xam moom mooy kon président ñu bàyyi la nga nuyoo présenté wu. asalaamaaleykum sama mbokki ñàgg maa ngi leen di nuyu sama mbokk yëpp te mu ne sama mbokk yëpp ñàgg yëpp samay mbokk lañu Tivaouane Peulh ñoo bokk yarandoo fi donc fi laa askanoo aussi muy benn dëkk di Tivaouane Peulh ñàgg ma yaroo fee di fooyee fii tey yàlla andi ma demoon ñëwaat loger fii ci Tivaouane Peulh mais ñàgg la dëkk mais loger ci Tivaouane Peulh ndax sama jabar mooy ICP bi di madame Faye que ma koy nuyu bu baax di ko sargal di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu monsieur le maire bi may àndal di liggéey di nuyu conseillers yi yëpp di leen sant. président tey buñ la doon laaj kan mooy Moly Faye lan nga ñu mën a wax. bien difficile Moly Faye wax boppam nit ñi ñoom mën a wax mais am na jaar-jaar quand même Moly Faye maa ngi judd fii si ñàgg le 15 mars 1954 fi laa jàngi aussi ñàgg après dem admis dem collège ma jógee collège dem lycée de la Fosse bi ma jógee de la Fosse ak difficulté nekkin ma dem le côté professionnel def école militaire ENSOA troisième promotion ENSOA laa bokk donc bi ma ñibbisee bi ma demee ma def infirmier d'état dem def technicien supérieur en anesthésie nekk principal dafa toute ma carrière budul mission yi ma dem après ma ñibbisi bi ma jeexalee en 2010 armée jóge principal laa ñëw Youssou Mbargane bi ma nekkee Youssou Mbargane nag ñibbisi naa sama koñ ma ne naa def politique dugg ci politique bi bokk ak samay wasila ànd ak ñoom pour defar dëkk bi du politique du dara dul bokk ci ñiy liggéey dëkk bi loolu moo ma taxoon a jóg sama ambition première mooy bokk ci ñi nga xam ne dañuy defar suñu gox waaw. lan nga yor ci commune Tivaouane Peulh ñàgg. waaw commune Tivaouane Peulh ñàgg am naa chance bu bokk ci conseillers yi bi ma nekkee conseiller aussi PS laa duggee maa ngi nuyu au passage sama mbokki PS yi te di gërëm particulièrement ñoom samay ténor ñoom it Abdou Ndiambe Dieng ñoom it Abdou Ndiaye ñoom ñi nga xam ne ñoo ma dugal ci PS bi ma ñëwee nag nekkin bi rafet muy PS ak APR ak coalition bi Benno Bokk Yaakaar nekkin ba rafet ñu jox ma monsieur le maire am ci man kóolute jox ma li ñuy wax la commission domaniale. ñu ñëw ci commission domaniale boobu question bi njëkk ci commission boobu commission domaniale ban njariñ la am lan mooy commission domaniale. waaw bu ñu nee commission domaniale mooy maanaam commission bi saytu suuf si mooy saytu suuf si par exemple pour dëggal moomeelu askan wi xam nga dafay am li ñuy jëfandikoo muy suuf si di am borom de état moom suuf nit amul suuf donc li nga partie bi nga yor ci suuf si te état jox la ko ñun ñu xool nuñ la koy légaliser nuñ lay defaralee kayitam ba nga xam ne foo mën di toog di nga mën ne lii sama moomeel la lii sama moomeel gi ma état dénk la waaw. mais lan moo tax sa commission bi bari problème. bari na problème parce que suuf moo am bayre suuf si boppam moo am bayre encore que ñun ñëpp enfin si suuf lañu jógee si suuf la ñuy dellu donc mooy suñu jëfandukaay bi nga xam ne par exemple mënul ñàkk ndax loo ut alal yaa ngi ut foo dëkk lu la alal may fu dëkk moo tax ngay wax donc te am na ñoo xam ne par exemple liggéey ñu beneen métier bu dul bay bon métier la waaye ci suuf la jëm si suuf la jublu donc ñi nekk si yeneen aussi seen xel mais mu ngi si fu ñuy dëkk loolu moo tax mu bari problème lu ñëpp a bëgg ñëpp a jublu ci il faut mu métti. problème mu Tivaouane Peulh kër yi nga xamante ni ñi ngi ko doon toj foofu sa loxo ngi ci biir wala nekkul ci biir. enfin merci maire yi
loxoom du ci nekk mairie mu ngi ci wetu askan wi dimbali di leen jéem a defal ci yoon yu ñu leen jéem a teg nag loolu moo andi problème parce que ñi fa am lépp ak coow li nga fa dégg yëpp dafa dégg mairie parce que amul kenn ku fa am këyit goo xam ne gi dañ naan fii ngeen ma joxoon de dañ ko nungu wala fii ma joxoon amul kenn ku ñuy nungu lañ la jox ñun lañ la attribué ba nga amee sa alal ñëw ñu saytu ko wax la lañ lay wax soit dañu laan fii am na lu la fi jiitu wala am na lu fi état soxla wala am na leneen boo dégloo di nga bàyyi nga dem uti leneen boo dégluwul yaay dugg ci loolu bu ñu tojee muy andi mooy scandale yi ngay dégg. mais nit ki bu jëndee terrain ba pare borom terrain bi jaay ko yow en tant que président domanial après moom lan mooy taxawaayam sa diggante ak moom. waaw merci question bu neex ndax ñun loolu ñu fi teg par exemple saytu ndax ñun dañuy doon moom suuf par li ñuy ooyee droit d'usage ay da nga koy jëfandikoo di ko jëfandikoo ba ñu ñëw nag ñu bëgg la légaliser ci jëfandikuwaay boobu léegi nag ci loolu boo ñëwee yaa ko doon bay ku nekk xam na par exemple tey boo demoon ñàgg tey xam nga ne man Moly Faye am naa fu sama waajur doon bay foofu lañ may naan foofu lañ may xaare pour ma nekk fa donc loolu bu fekkee ni ñëw na man ñu jëm la utal noo ko moomee ci côté këyit mooy jox la nga defi plan wax la ne nga demal def plan nga ànd ak géomètre bi ñu jël tànn ci koñ bi mu ngi koy manqué nuyu di ko gërëm dañ ko tànn pour mu ànd ak yow limité la ngay wax si nekk fii laa yem mu jox la mu defal la li ñuy wax plan boobu moo lay wax si sa moomeel ni mu toll ak naka la bi mooy ndax terrain bi domaine national la wala keneen da la fa jiitu wi keneen mooy jiitu mooy lan ki la jëkk uti kayit ba feeñal ak moomeel donc loolu mooy andi parce que parfois conflit parce que ñii dañuy ñëw def ak moomeel jaari ci kayit ñii ñëw def ak cosaan droit d'usage bi ñuy utiliser la ñuy utiliser dara du seen problème mais nag moo gisee sax problème ci ànd ci bari ak problème ñàgg am na côté benn côté ñàgg ay que ñëw nañu tiitare seen fi ñuy bay yaakaar na ñoo ko moom ak nit ñëw nañu tiitare ko donc ne dañu daal di doon ni addiga beneen moomeel boo defee plan nag mu feeñ ñu ne la ce plan kat mënuñu la fi defal du compétence su maire ndaxte maire dafa am domaine bu mu war a signer ak bu mu warul signer lii domaine national ñu koy ooyee terrain non immatriculé mooy li ñu jox maire nekk nga yor ko état moo ko dénk maire mu koy attribution bi jaay loowu la def loowu la dara da ngay jëfandikoo léegi nag loolu mooy wàllaam mais bu xësee am titre dem na ci état bii moom lépp am na ku mu ko jox keneen ba pare te comme état moo ëpp doole moo tiim ñëpp donc bu boobaa ci kii état jox titre boobu moom rek moo la mën a jox ne la maa la jox fii nga moom ko ci sama yëf waaw. mais nit ki jënd terrain yan kayit la war a am ba xam ni lii moom moo ko moom. waaw boo jëndee ci terrain ba pare ñu jox la nga defee plan boo defee plan da ngay boole acte de cession ki la jox ki lay cedde parce que buñ naan 150 mètres carrés 1 million 2 millions 1 million 500 compromis la. mais kenn du jaay dañ naan la nga fa def peine ba nga fa def ngay jaay gas naa fa teen jaxe naa suuf si doon naa ko entretenir boobu la ñuy naan mooy sa peine loolu ngay jaay moo tax ñu naan acte de cession de peine donc boo ko joxee loolu ba mu jël ko nga bind ko acte bi jox ko sa photocopie carte d'identité mu jël photocopie carte d'identité benn témoin moom bosam ak témoin yow sa bos ak sa témoin ku nekk ñu ngeen légaliser photocopie d'identité yi ngeen yóbbu ko mairie boo demee day fekk nga am plan bi ba pare plan bi moo ñuy engagé ne lii mën nañu ko saytu wala mënuñu ko saytu bu fekkee ne terrain non immatriculé boo xam ne suñu domaine la am nañu bureau bu ñuy wax bureau enregistrement mooy sama secrétariat à peu près boo fa demee dañ lay defal enregistré ci le registre domanial ba pare jox la li ñuy ooyee récépissé de dépôt ak un numéro de téléphone boo xam ne mën nga ko saytu à chaque fois mën nga oote pour xam sa numéro sa terrain fu dossier bi toll. waaw ginnaaw loolu aussi nit ki bu jëndee terrain ba pare dafa am loo xamante ni benn autorisation de construction yooyu loolu yow yaa ko gérer wala.
waaw noonu dafa xam nga dafa am ñaari domaine c'est-à-dire que le domanial la commission domaniale ak la commission urbanisme c'est-à-dire que mais bala nga am autorisation de lotir il faut que nga am kayitu kër gi c'est-à-dire que boo amul délibération bi la commission de domaniale di defaral boo ko amulee mënoo prétendre am autorisation de lotir xanaa nga dem nga jëlee ko ci affaire autorité supérieure après que mu jógee ministère bu boobaa ñoom même autorisation constituée bi ñuy defar ñun boo defaree ba pare day continuer dem ministère. foofu la kii bi jógee. ndigal li. maintenant boobu benn commission la mooy commission urbanisme mais mu ngi travailler après la commission domaniale bi attribué délibération yi. waaw gis nañu aussi que ni suñu commune ci wàllu foncier moo fi ëpp problème ci wàllu foncier aussi bari na ñoo xamante ne ñu ngi leen di jàpp di leen denc ci kaso bi ndax terrain bu ñuy jaay ëlbatiku jaayaat ko keneen ëlbatiku mu bari ay ruq-ruq yoo xam ni foncier bi mi ngi yëngal commune bi yow en tant que président lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw merci c'est que dafa am mooy li ñu tax a jóg c'est que bu ñu mënoon a fexe ba mairie mënoon a fexe ba ku nekk jàpp ci dara suñuy doom yi wala ñenn ñiy def tooxi doona yooyu yëpp dinañu wàññeeku ndaxte parfois ñàkk mooy dugal leen ñenn ñi ci loolu ñàkk goo mënul muñ mais te doomu aadama bon jëmuñ foofu mais bu jaay alal jàmbur wala jaay loo xam ne lii xamoon nga ne jaayoon nga ko kenn ba pare ñëwul nga jaayaat ko loolu teyeefu doomu aadama la yàlla musal si yooyu bu ñu sañoon nag ñun li teree def loolu nit ki dañ koy utal lu mu jàpp ba mën a bañ a def àgg ci loolu ndax alal jàmbur alal moom boo ko xasee jaay sa alal bopp sa boo ko xasee seede jaaxal nga ci waxuma laat nga dellusiwaat di ko joxaat keneen manquement yi doomu aadama la rek la mais ñun dañuy fexe ba teg nit ñi ci yoon moo tax ñuy laajte kayit yi ndax def ci facilité yu mag parce que le terrain de 150 mètres carrés ñu ngi wax géomètre bi mu defal ko 25000 donc la visite domaniale ñu ngi koy wax commission yi mu defal ko 25000 donc le trésor ñu ngi koy def 100000 la un barème bu ñu fixé 100000 yooyu même li concerne dëkk yi ci boppam dëkk yi ak seen extension maire proposé na conseil bi ba conseil bi adopté ko mu def exonération di leen ñu leen di ñuy fay 50000 donc lépp pour faciliter leen seen am seen jotaayu këyit. mënuñoo wax foncier te duñu jàll fu mel ni Lac Rose fu bari problème te yéen seen loxo génnu ci ndax bari na ay bâtiment yoo xam ni foofu ñu ngi ko tabax mu wër lac bi te loolu xam nañ ni lu yàq lac bi la loolu lan nga ñu ci mën a wax. waaw boo waxee Lac Rose dinaa nuyu waa commune gos yi xale yi jaay daan foofu seen doole ñu leen di ooyee artisan yi dinaa leen nuyu bu baax Mor Gueye nekk seen njiit donc dinaa nuyu aussi sama doomu bopp ju fa nekk di Khady Transa di ni ko baax di femme de développement kuy dimbali jigéen yi ñàgg ak ñàgg pël maintenant ci tabax yi ngeen di wax ñun dañoo ñëw fekk ay nit ñu jox leen ay délibération zone aedificandi yi sax yu ñu naan kenn waru fa tabax ñi ko doon tere di délégation spéciale ñoo fa joxe woon ay kayit donc du ñun ba dañu ko fekk bi ñu fekkee ñooñu et puis c'est dans le domaine touristique donc ñuy dekkal lac bi ñi naan dañuy dee rey lac bi yëpp ñu ngi yëngatu dans le même sens peut-être que nit ñi dañoo ëppante doole ñii mën nañoo tabax ñii mënuñu tabax mais ñi mën a tabax defal seen nekkuwaay di exploiter correctement bu leen ñeneen jotewuñu ak dara ñi nga xam ne mënaguñu parce que dañ ne golo gi rek golo gi nekk ci suuf dafa yéeg bu wàcce wala mu bëgg a yéeg rek ñun ñëpp yem dañuy exploiter ñoom am na ñu ami kayit wut nañu seen i kayit andi te ña fay exploiter ñëpp ñi ngi wax dañoo tabax dañoo jënd. dañ leen a cédé ay parcelles parce que waa ñàgg pël waa ñàgg ñoo fa doon bay la baie du lac ñoo fa cédé seen i parcelles ñooñu li jël si ut seen i kayit defar ko donc nag bu ñuy attaqué est-ce que ki jënd la ñuy attaqué wala ki jaay donc c'est ça la question et puis nun pour nun comme dañuy protéger suñu population la ko tere woon a jaay bu ñu ko fekkee woon
man kaa jox lu ko teree jaay mais comme fekk wuñ ko te la mu doon jaay am na lu mu ko doon jariñ ba mu seedee alalam jox ko kam ko jox nag bu ko exploité sa dëgg yàlla ñu ñoo war a góoree rek. mais ñun fi ñuy waxee du côté tool yi. boo xoolee ñun def nañ tour du lac. mais boo xoolee dunes yi. moo wër lac bi te dunes yi dafa bokk ci luy protéger lac bi. foofu kenn bàyyi fa. te gis nañ ni ay bâtiment ñi ngi fa tabax dañ ko jaay këyit yi il paraît que mairie liggéey na ci parce que pour ñu jaay la il faut nga am këyitu mairie donc ñun loolu la ñuy wax dune boobu nga xam ne moom moo doon protéger lac bi. loolu lan ngeen ci mën a leeral askan bi. waaw loolu laa la wax léegi nii c'est-à-dire que c'est la baie des Filao mooy protéger dune yi pour mu wàcce loolu ça je suis d'accord que mu nga fa waa Eaux et Forêts ñoo ko yor si domaine Eaux et Forêts du suñu bos ñoo fa def seen i agent di ko surveiller donc ensuite ma wax la ne boo fa gisee benn kayit boo xam ne bi par exemple ñun commune de Tivaouane Peulh Niaga ñoo ko defar andil ma exhibé ma ko fekk nañu ñooñu joxe seen i kayit te une délibération la du changer parce que ñun délibération la ñuy defar donc mënuñoo critiquer délibération bu ñu def ba pare mënuñu ko du sax suñu taxawaay bu fekkee ne délibération boobu jaar na fi mu war a jaar ba génn nun suñu délibération fa mu woo boobu jaar lay jaar donc amuñu sañ-sañu di critiquer loolu bu fekkee ci. mais état continuité la kon yéen yoon mayu leen ñi fi nekkoon bu ñu defee loo xam ne du yoon yéen bu ngeen ñëwee ngeen tegg ko. waaw duñu police am ñooña comme continuité la te ñu ñëpp dañoo jóg pour defar askan wi yoon wi kiy jaar mën na doon aw yoon woo xam ne day sori pour man sam fii laa yaakaar ne moo gën a gaaw ma jaar foofu loolu mooy yëfi doomu aadama ku nekk yaakaar na ne li nga concevoir ci yow li nga xalaat li nga yaakaar ne moo gën a gaaw moo gën a baax moom ngay def mais du taxul est-ce que yoon may nañu nga xas kaneen ki waaw parce que bu mu bëggee jëmee ñàgg jaar yoonu tali bi kii jaar ci suuf si est-ce que man am naa droit xas ko parce que man est-ce que man c'est sûr que dina àgg wala kii dina àgg xam ma mais ñun amuñu droit def loolu. en tant que président commission domaniale lan nga ñu mën a wax ci pôle urbain bi ñëw Lac Rose. waaw pôle urbain bi da di dañ ko wax nañ ko donc muy sañ-sañu gouvernement donc état yilif ñëpp bu ñëwee aussi mënuñu ko bañ mais dañuy ñaan yàlla rek mu intégré ñu ñu xam ne par exemple dëkk cosaan moo fa nekk ay dëkk yu yàgg. yoo xam ne seen ñetti palaa ngi persi yooyu yor na kër ak lëmm donc boo ko xañee nit ki aussi xañ nga ko fu mu jëm mais nan la ñuy intégrer ñun ba du ñu yëg pôle bi ci benn côté négatif loolu rek la ñuy ñaan sañu ñu ko bañ mais sañ nañu ñaan ñu intégrer ñu bokk ak ñun yoon wi waaw. mais est-ce que xalaatoo ni fii ak ay jamono fii kenn dootu fi wax wàllu mbay. parce que boo xoolee ñàgg tout récemment am nañu problème ci seen tool yi boo organisé woon benn marche il paraît que dañ ko bëgg a nangu kërëb ci problème mu këyit lu mel ni Tivaouane Peulh aussi daan na yëngu ci wàllu mbay fii nekk zone boo xam ni moo daan dundal Sénégal ci bay léegi booy xool dëkkuwaay yi mi ngi koy bëgg a nangu ndax sa commission bi moom moo gën a doy waar ci commission yi. non doy waar c'est-à-dire que mooy commission bi gën a sonn parce que lépp léegi moom lañ koy teg. mais dafa am lu am ndax fii ngay wax ci ñàgg muy coxoon di teccere di yooyu tur woowu ñu koy jox àll boobu waa Soka Bek jël maa ngi tudd entreprise ba fa nekk ñu bal ma ax mais ñun dañ doon bay ñu ñëw bi ñun accès ñun ne dañuy def plan saytu pour xam nature terrain bi ak superficie exacte bi ñu ñëwee saytu ñuy gis ñu mooy titre foncier bu amee maire du ci man dara parce que ka joxe titre moo yilif maire léegi bu amee ñun lu ñuy mën a def lu dul li ni ñoo ñu def réclamer naan suñu suuf mais nag amuñu suuf dañoo yoroon suuf di si utiliser ba ñu bëggee ami kii la ñu xam ne lii mënul nekk ñu commencé yor suñu làmmiñ di wax parce que amatuñu leneen lu dul loolu maintenant du ñun zone bi ñu déterminé ne zone mbay la ñun ñoo fa xalaat ñun ñoo fa doon bay fa la ñu fekk fa la ñu juddoo fa la ñu yaroo di fa bay donc loolu la ñu xam dëkk bi nag dab na bu ko dëkk bi dabee alal alalu état la état mooy xam nan la ñuy intégrer wala naka la ñuy defante ak ñun donc loolu rek la ñuy ñaan parce que du résister ak état mais ki ñu yilif xam na ne ñu ngi fay bay xam na ne fii ay nit tey lii la ñu am
état jël na ko état nag noo ñuy def waaw mais du yuuxu du xëte nit ki nag mën na koo rendi ganaar goo rendi bàyyi ko mu yàqu mais dina nekk wax jamono joo xam ne par exemple dañ naan ñun kat li ñu amoon jël nañu ko ki ñu yilif moo ko jël léegi nañu dem ci moom tàllakay loxo lan lay xaar ci ñun. En tant que président domanial sa commission bi dañoo gis ni suñu commune bi ñëpp jaay suuf la ñuy liggéey xanaa jaay suuf moom dafa am xaalis. d'accord maa ngi yow parce que commission domaniale du jaay affaire duñu jaay suuf ñun dañuy légaliser di gars yi jëndante joxante ba pare la ñuy dem saytu ko bu fekkee ne transaction mën na am ñu jox ko délibération defal ko li ñuy wax mutation bu fekkee ne kële amoon na délibération bu amul woon ñu defal kii délibération bu dee amoon na ñu defal ko mutation def ko ci turam def ko di ci turam mais conseiller du jaay conseiller bokkul sim jaay bokkul ci dara c'est-à-dire que comme ni ko noo waxee rek conseiller la am nga ku amam tool amul kayit nga ñëw waxtaan ak moom pour orienter ko wax ka ni muy amee ni muy jaar ba am kayit gu mu assuré bu mu aare alalam mais bokkul sim jaay que nit ki jaay nag nit ki jaay wàllalam conseil ki ko joxoon conseiller mu ñëw defante ak moom ñoom ñaar la concerné mais ay doomu aadama lañu conseiller lañu amul salaire dañu taxul ñu def lu dul noonu ndax dañoo jox askan wi leen tax a jóg pour dimbali nit ñi moo leen tax a jóg donc te ñu ngi ci te maa ngi leen di gërëm bu baax man en tout cas conseil commission bi ma yor muy juróomi nit la yàlla defal nañu sutura ñu ngi góorgóorlu te plainte daal bu fekkee ne am na aussi bariwul. interview bi ñu def aussi def nañ micro territoire mais ñëpp dañuy jooy ni commune Tivaouane Peulh Niaga boo fa déposé sa këyit non vraiment day yéex. waaye yéex bi mën na am nañu droit wax parce que ku nekk sañoon boo tegee sa kayit ba dans un mois mu génn nga jox ko mais kayit moo am fu muy jaar par exemple bu ñu saytoo bu ñu lay def boo defee sa plan joxe say documents yi muy àndal ba ñu nangu sa dépôt ñu jox la récépissé de dépôt day ñëw ci man président de commission damay jël enregistrement yi sélectionné dem sur le terrain fa mu nekk du caagi ne foo déposé am. parce que yéen a ngi reproché ay nit lu tax ñu joxe ay kayit ci yenn place yoo xam ne par exemple bëggoo leen ko woon donc ñun bañ loolu moo tax ñuy saytu di dem sur le terrain te commune bu bees nañu suñuy moyen bariwul mais néanmoins te yaatu na mais néanmoins dañuy dem fépp di jéem a xool ba xam ndax fii méngoo na ak kayit gu ñu war a joxe wala déet loolu bu ñu ko defee ba pare def sélection bi xaar conseil bu conseil bi amee. la ñuy naan diw de place tel am na fa nangami hectare diw de place tel am na fa 150 hectares diw am na plan nangam ñii la ñu sélectionné pour utal leen ay délibération lu ci conseil bi xam conseil bi joxe xalaatam ay alus yu ñu def vote bu ñu jàllalee bu jàllee maire jël approuvé signé ko signé kiiw conseil bi pour soo ko mën a signé pour ñu jàllale ko sous préfecture bu demee aussi sous préfecture am na commission domanialam ministère wàllam donc foofu daf fay jaar aussi ñu taxaw ñoom ñuy saytu benn par benn di saytu papier benn par benn parce que ku nekk sa signature la engagé te ku nekk yaa xam na ngay defee sa signature sa yëf bu ñu saytee ba pare signé delloo ñu ko bu ñu ko delloo ñu soog a def ce qu'on appelle nga ñëw di fay sa ordre de recette ku ñëw fay sa ordre de recette ñu jëfaat jël sa quittance ordre de recette boole ko ak sa photocopie carte d'identité boole ko ak la délibération établie jox ko maire mu signé ñu soog a demaat sous préfecture pour mu contresigner mu approuvé léegi nag ñu soog ko jox borom. maintenant ci yoon wi amoon na ay yooyu doon nañu ko def suñu conseil yu njëkk mais ba avènement bi ñu am un préfet bu bees ku bees maa ngi koy nuyu bu baax monsieur Pascal Mbaye Thiaw di ko jox wàccuwaayam ku bees ku ñëw andi say méthode parce que document yi lecture la ku nekk ak sa lecture document donc ni mu interprété fam nii laa bëggee ñu defal ma noonu. si noonu la ñu nekkee di ko def di ko réajuster pour am li mu bëgg ndax mu mën ñu signer pour doomu aadama yi jël ko diggante boobu nag yàgg na
yàgg na parce que bu préfet ba lay demee ak léegi yàgg na mais kayit mënu fee am parce que bu fekkee ne moom préwul pour signer loolu mu ngi jox ay directives pour ñu koy changer li mu bëgg donc mënuñu lu xaar. kon mbokk internet di ñoo ko déggandoo xam ngeen ni tey ñu ngi fii nga xamante ni mooy Tivaouane Peulh ngir waxtaan ak ki nga xamante ni mooy président domanial président 4 ans yi ngeen fi def boo ñu doon defal bilan loo ñuy wax. mais 4 ans yi ngeen fi yaa ngi wax question bu naqari question bu opposant yi xaar mais en fait commune bu bees la on a hérité de 2 délégations spéciales donc ça veut dire que archive yu ñu mën a wax archive sax fekk ñu ko fi xam nga ñu démarré di liggéey ñun noonu liggéey bu boobu du fonds yi ñu jox fonds yi ñuy créer la fonds yi ngay créer di ko liggéeyee la maire di ku xarañ bu xarañ trop am na nu muy ute am na nu muy def il créer ay partenariat yooyu ñuy def nañu fi lu feeñ luy ñëpp a gis te comme nit ñi mënuñoo ànd ñoom rek il faut nga ànd ak i nit ñi jàppale nga liggéey comme dañoo beesoon te amuñu dañuy ay après am nañu bi la coopération coréenne BTO ñuy leen di sant bu baax di leen gërëm ñu ànd ak ñun jàppale ñu nga gis fi ñu defar fi maternité muy ñàgg muy Tivaouane Peulh ñu def fi maire jënd fi ay ambulance ñàgg am na Tivaouane Peulh am na kii réfectionné yu bari def fi stade boo xam ne bii par exemple bu mu ci ay bu ñàgg bi yaa ngi koy gis ko am ay projet yu bari nag yoo xam ne yi par exemple la ñu gàllankoor xam nañu ko mébét bi mu ngi fi ñun ñëpp doomu dëkk bi lañu lu baax la ñu bëgg ci dëkk bi am na ay gàllankoor certes du caagi dañu mën a tëb rek dóor lépp yëpp mu jeex benn yoon fu nekk entamé nañ fa marché ñàgg am na mu ngi comme léegi mu pare marché Tivaouane Peulh problème mu endroit la ñu amoon bi ñu amee ay compromis ñu ngi koy déparé lycée yeeg yooyu yëpp ñu ngi dem dina dem te bien que projet d'état la mais yaatale nañ leen wan nañu leen fi ñu ko war a mën a defee ba nga xam ne ñoom rek la aju donc y a la volonté mais li ñu teree àggali du si ñàkk coobare ñàkk volonté mais beneen détail la. bilan bi c'est positif wala. le bilan est positif fi ñu toll xam nga par exemple les gens créent le 2e mandat di reyante pour am 2e mandat pour concrétiser seeni affaire pour àggali parce que premier mandat mënoo la dul bu ngay le temps que nga dem chercher ay fonds di commencer installé wu sa mandat day daal di jeex donc bu ñu demee nga installé wu bi nga installé wu nga àggali sa réalisation day indi problème. yéen xalaat ngeen 2e mandat. xalaat nañ ko bu baax parce que en fait ku ñu xool d'une façon positive di nga ànd ak ñun xaw ma nag ku xoolee na nen waaw. mais ñi mer moo ëpp ñu kontaan de. non moom nga yaakaar parce que en fait ban mer la meru lu ñu ma defalul wala meru lu ñu defalul askan wi. non meru lu ñu defalul askan bi ñoo ne defal leen fi dara. non askan bi du askan bi yëpp parce que man am naa ñu ma àndal kaan am na ñu ma àndal. non ñi ànd ak yéen dañoo ànd ak yéen parce que dañuy politique mais bu ñu génnee cadre politique dugg ci cadre def non askan bi kontaanuñu ci yéen. non en fait loolu ay beneen kii la parce que nit ku nekk ak gis-gisam. mais sincèrement pour xool positif xam li war a am ak li mënul am xam ne moyen mooy defar lii wala mooy defar lële fan la nit ki war a mën a jëlee moyen yéen a ngi ne nii ne kayit yi dafay takk te kayit yi par exemple kayit bu nekk par exemple le fonds bi ngay joxe trésor mu dem trésor mooy suñu alal boobu la ñu mën a dugalaat ci yëf yi par exemple bu ñu créer suñu budget ci alal yooyu la ñu mën a defaree la ñu mën a defar suñu réalisation fi ñuy jëlee suñu produit. bu amee ay gàllankoor mais foofu suñuy réalisation ami gàllankoor. président ban parti nga bokk. man PS laa bokk. PS amati na. PS de moo créé Sénégal même le parti démocratique Sénégal bi koy Ablaye Wade di créé parti libéral bi koy créé booba ñàkk lu mu def la rek mais PS moo mës a nekk Sénégal te ba bés tey mooy nekk Sénégal. mais PS tas na ñii jaar fii ñii jaar fee yow ba léegi yaa ngi biir PS. non PS mënul tas PS c'est des textes mënul tas. bu structure la boo xam ne du tas mukk ci laa yomi diine dafay am ñuy toog ak ñuy dem. PS tasul mais dafa seey ci parti. non seey ci parti parce que en fait Sénégal faw parti ànd ak moroom ma pour mën a dem amul benn parti bu mën a ànd moom rek loolu xewi na léegi nag
nit ki tànn ku mu neex nga tànn ki ngay àndal ku mu neex nga ne kii mooma doy ma ànd ak moom. ñàkk candidat amul. c'est-à-dire que candidat bi ma doy mooy kii da nga naan peut-être que ton candidat n'est pas du PS là je suis d'accord. mais bokk na ci sama coalition bi ma tànn. waaw mbër mi dëkkul sama kër. mu ngi dëkk ñàgg. booy ñàgg dëkkul sama kër ñàgg la dëkk. mais tànn naa ànd ak moom donc moom laa tànn. d'accord nañ ni présidentielles yi moom seey ngeen da ngeen dem seey fële mais local yi yow da ngay poser candidat wala doo poser wala da ngay seey. non lan mooy seey ak lan mooy poser candidat man maa ngi bokk ci parti. parti laa bokk boo xam ne bi dafay structuré lu may def damay laaj samay kàngam soog si commencé dem. mais xam nga présidentielles yi. yéen ñëpp seey ngeen yéen a ngi APR loolu moom ñun ñëpp d'accord nañ mais local yi ñëw après présidentielles yi mais xanaa nag toll ni yow nag xanaa doo topp ci ginnaaw kenn di nga samp sa ndënd. non topp ci ginnaaw amul directive parti la ñu am. directive parti la ñu am nii suñu parti booloo nekk Benno Bokk Yaakaar jël président ne doy moom la ñuy jàppale bu boobaa aussi le Benno Bokk Yaakaar mën na jël ne kii fi nekkoon doy nañu nañ ko continuer ak moom wala ñu ne nañu jël keneen bu boobaa ku mu doon ñu xool ko ñu xam ne moom la. président émission bi ku mu seeti. ngay leader. suñu dernière question ak yow wii la ñu soxla wala non local yi. tu seras candidat wala da ngay doo doon candidat. boobu mënuma ci tontu mënuma ci tontu wuyu non mënuma ko tontu xam naa ne daal j'appartiens à une coalition j'appartiens à un parti qui est dans une coalition lu ñu digal rek loolu la ñuy def. mais ba local yi yéen ñëpp da ngeen di ànd doon benn coalition. benn la ñuy doon. mais kon affaire du neex. non c'est pour le Sénégal qui gagne et on est en train de gagner du ñu sombalee Sénégal bay leen parti Benno Bokk Yaakaar mu gagner parce que coalition bu mel nii bu fi réussir lii mosu fee am. bay nañ ko mu continuer. léegi ñu ñëwaat ci Benno Bokk Yaakaar boobu ci commune bi. bari ngeen ay xiiroo ŋaaya de. waaw bari na trop mais dafa am ñuy liggéey ak ñu liggéeyul dafa am ñoo xam ne ñi dañoo toog rek pour lu ñu critiquer mais kii critiquer ne critiquer d'une façon positive na wax ne lii ak lii ak lii commune bi ça appartient à Benno Bokk Yaakaar bi nekk au pouvoir ñun ñëpp nous sommes des acteurs yenn ñi gars yi ñuy wax opposants yëpp ay acteurs lañu mais nañu def seen jëf ci nañu def seen dëkk bi ci commune bi du tere ëllëg ñu xam ne lii jëf nañ ko ñu mën leen a fal wala mën leen bañ a fal mais opposant la rek damay damman rek te du ma defar dara loolu moo fi am te amul njëriñ. mais gis nañ ñiy damman aussi ay intellectuels lañ li ñuy damman yëpp lu positif la de. non c'est-à-dire que seen benn réunion mosul egg. bari na réunion yu ma teew yoo xam ne ay gedd ak fi mu toll nii sax est-ce que amuñu gedd. waaw non loolu c'est la vie d'un parti dëkk buy dund il faut que muy am ñuy werante gars yi werante mais na doon werante wu positif loolu rek mooy njariñ bi gars yi opposé wu c'est des intellectuels je suis d'accord avec eux mais nañuy liggéey seen côté bañ a topp rek ci xool li maire di liggéey ñu koy gor amul sens da ngay liggéey ma liggéey ñu boole dajale ëllëg du tere askan wi dañoo xam ne ñii kat liggéey ànduñoo woon nañ ñii waaye def nañu fi lii ak lii ak lii. mais jàppoo ne yéen da ngeen lajj sa wax la yow. mais waxu population bi la. ñoo ne moom vraiment monsieur le maire ak ay kii moom lajj nañ. non mais boo ñëwoon tey ci domanial nga ñëw ci domanial boo xam ne maire que teg loxoom di xool ay éléments am jël ñëmu wóolu jox leen ko et encore entre parenthèse man PS la le maire et APR jël domanial jox ma ko donc ça veut dire que nekkin bu rafet la nekkin kóolute nekkin bu rafet ñu ànd di liggéey maire di ku teey ku am vision li ma lay wax nag mooy. mais loolu aussi est-ce que du li nekk ci kaw moo nekk fii ñu jox la lu am doole nga mais non tuuf boo ne tuuf rek kon xamuloo ma. waaw non yow maa ngi yow dëkk ñàgg maa ngi yow njëkk ñàgg man sama kër nga Wakaam benn kër laa am mu nga Wakaam waaw ñàgg awagu ma. non mais politique moo doy waar politique moom en général dañuy xool ñi nga xam ni waaw ay dañuy défendre dañuy kaas dañuy nii ñu wutal leen lu baax ñu toog ci fàtte nit ñi. non ñun askan wi ñu tax a jóg yàlla xam nag ne ñëwuñu pour suñu alalu bopp dañoo ñëw pour bokk même ñëwuñu pour guider pour jiite mais dañoo ñëwoon pour bokk ànd ak ci ñiy liggéeyal askan wi ndax commune bee ñu ñor li ñu ñor ci commune bi que ñu nekk opposant que ñu nekk avec le pouvoir nañu góorgóorlu ku nekk defal sa bopp rek defal sa wàll nit ñaa ngi gis te yàlla benn sutura ndax ñun dañu di commune bu bees bu hérité 2 mandats spéciaux
ñu def ñu délégation spéciale donc mënuñu lu dul débrouiller pour asseoir dara fii toll nag di teg dara di teg suñuy pilier boo leen ko tojee mais xayrun mais boo leen ñu bàyyee aussi di ngeen gis lu leen satisfaire. Président candidat oui ou non. dama ne la militaire la du ma weddi wax au pas bu ñu demee au pas rek au pas laay def dañ ne les ordres sont exécutés littéralement sans hésitation ni murmure. L'autorité qui les donne à un responsable. La réclamation des permis au subordonné que lorsqu'il a obéi. J'appartiens à une coalition et j'obéirai à cette coalition. looy tàggatoo. di leen gërëm di leen sant bu baax di leen ñaanal parce que yéen a ngi ci koñ bi yéen tamit yéen a ngi def seen waar yéen a ngi béy bien que yéen a ngi questions yi ngeen dóor yëpp est-ce que questions yoo leen gëm la est-ce que yoo leen gëmul la yàlla yàlla sutura mais sant ñëpp gërëm ñëpp ñiy opposé wu ñuy def yëpp pour bëgg lu baax la comme bëgg lu baax leen tax a jóg nañ ko def ci rek ci forme bi te xam ne kii teg ay piliers buñ ko jàppalee aussi yàlla mën na ko def sutura li ñuy xaar ba la ñoo commencé waat à zéro ñu ko àggal li ñu fi nekk mooy mooy gënal. lan ngay wax ci Lac Rose TV. Lac Rose TV maa ngi gis di leen ñaan yàlla parce que maa ngi gis ci Facebook ci YouTube mais di leen ñaan yàlla. ngeen dem ba fàtte def fi gars yi def parce que xam naa peut-être que mooy seen ambition da ngeen di départ mais baax na ci gox bi baax na ci ñun mais bu accessible woon pour ñëpp mooy gën mais yàlla may moyens yoon ko defee taw bu ñu jëlaatee mandat bi dañ leen defal télé. kon mbokk yi ñu ngi ko déggandoo ñu di leen jox dig daje ba beneen tey ñu ngi woon fii ci Tivaouane Peulh doon dalal ki nga xamante ni mooy Moly Faye di président domanial nekk aussi responsable PSE kon li mu fi wax yëpp aussi dañuy bàyyi askan bi ñoom ñooy juger parce que itam ñun du ñu def rek lu dul def suñu liggéey mais askan bi après ñoom ñooy déglu bu ñu dégloo ñoom ñooy juger donc président aussi ñu doon jox dig daje ba beneen duñu la